salaam sama gaay yi di leen ziar bu wér ci weeru koor bi di leen nuyu fépp fu ngeen mënti nekk di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar bu baax ci weeru koor bi di ñaan yàlla lépp luñ ci jaamu suñ borom nangu ko ful ko ba pare may ñu fekkee ko ay at yu bëri te at bu ñëw rek dàq at bi ci topp ngeen bàyyi xel ci laylatul qadr bi soreetul yàlla may ñu fekkee ko ba pare boole ñu ci ñu gërëm yaa rabbi yàlla mun na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw sama gars yi fan yi déggu leen ma da xawoon jàpp mais tey moom damay ñëw si yéen ngeen xam ne ay jàmbaaru fàq tëdd ngeen mooy diaspora sénégalaise nga xam ne moom mooy 15e région la région le plus important tey damay ñëw ci yéen parce que yéen kenn du yéen bu dul woon yéen làmbaay ñaaw ndax muy guddi muy bëccëg muy tàng muy naaj muy taw yéen a ngi ci ñàkk jëriñu kenn du yéen ndax bu fekkee dem nañ ba toll ci dëkk boo xam ne si budget bi ñu ngi koy estimer à 5150 milliards yéen ngeen di contribuer plus de 1000 milliards loolu ça veut tout dire loolu day wane importance bi ngeen am ak lu ngeen di représenté ci dëkk bi buñ ne diaspora mooy Sénégal waaw loolu dafa mel ni nga ne est-ce que géej am na ndox donc ku am lu mel noonu da nga ko war a jox tamit dayoo bu mu tollool ak dayoo bu mu yellool moo tax gis nañ seen taxawaay bu baax ci lu ngeen gëmee projet bi téye ko di pousse projet bi te am nañ yaakaar njort bu kawe ci yàlla que ne yàlla dina réaliser projet bi defal ñu ci lu kawe suñ njort diaspora bi seeni problème bëriwul ndax ki nga xam ne moom li ëpp ci luy génn ci moom moo ëpp luy dugg ci moom mën nañ ko waxee noonu parce que ku gis luy jógee ci diaspora bi di dugg ci dëkk bi di nga xam ne diaspora bi xëy na seen njëriñ moo ëpp seeni tolof waaye tolof yooyu tamit lu ñu war a mun a saafara la ndax nekkul ay tolof yoo xam ne dafa jógee ci yàlla mais ay tolof la yoo xam ne ci ay xalaatu doomu aadama la jóge ak ay pexe doomu aadama ak ay tëggini doomu aadama moo tax kon pexe yooyu noonu nit mën na ci andi saafara waaw diaspora bi seeni problème lu ci ëpp lu jëm ci wàllum këyit la lu jëm ci wàllu administratif les papiers administratifs loolu jafe-jafe bu rëy la bi nga xam ne diaspora bi da koy dund ak li nga xam ne li jëm ci wàllu dëkkuwaay diaspora bi dañuy dund arnaque yu bëri te loolu du yoon loolu day wane lajj bu état bi lajj ak ñàkk taxaw état bi ñàkk taxawu diaspora bi à chaque fois rek bu ñuy woo diaspora bi rek c'est pour jëm a capter électorat bu nekk ci moom comme ni ko Macky Sall defee xëy bés proposé ñu 15 députés de la diaspora ne pour gën a mën a jël en charge problème mu diaspora bi léegi day yokk 15 députés ci assemblée nga xam ne 15 députés yooyu ñooy représenté diaspora bi yëpp man depuis ba mu ko waxee nee naa loolu du am impact bu mu war a am parce que tout simplement député yi nga xam ne ñoo nekk fii nii di représenté askan bi da nga ciy gis député boo xam ne dina def 5 ans mandat wu 5 ans ba mandat wam jeex te du mus a xam toolu béykat fu mu féetoo xam nga député bu mel noonu bu waxee ne day jël problème moom en compte problème mu diaspora bi xam nga kooku day wax lu ko neex rek
moo tax depuis ba mu waxee tegee projet boobu ne day yokk député yi 15 député pour diaspora bi nee naa loolu daf ko def uniquement pour politicien pour mën a capter ak électorat bu nekk ci diaspora bi mais nekkutoon pour taxaw si seen i jafe-jafe wala si seen i yitte wala si seen i soxla te mbir mi warul demee noonu diaspora bi njëriñ bi ñu am kenn warul leen utiliser pour des fonds politiques da nga leen war a jox seen wàccuwaay comme ñoom ni ñu koy defee ci dëkk bi de ce fait que 15 députés diaspora yooyu noonu amul benn njëriñ bu mu apporter diaspora bi au contraire diaspora bi seen i jafe-jafe dafa gën a yokk beneen bi ci topp mooy may interpeller directement le président de l'Union africaine ne ko na wax ak doomu ndeyam Macron ne ko y a presque 40 000 prisonniers africains yi ñu jàpp tëj leen ci seeni prison yooyu parce que tout simplement nee nañ amuñ ay kayit ay sans papier la te loolu du nekk loo xam ne lu ñuy nangu lu yàggu la mënuñ jël plus de 40 000 africains denc leen seen kaso yooyu foofu parce que tout simplement amuñ ay papier ba pare di recevoir ay ukrainiens parce que dañ nekk ci ay jafe-jafe parce que tout simplement couleur blanc lañ comme ñoom ñu war leen recevoir jël africains yi denc leen seeni kaso foofu attewuñ leen deful leen dara parce que tout simplement amuñ ay kayit mais interpellé waat encore une fois le président de l'Union africaine mu wax ak doomu ndeyam Macron ne ko na libérer africains yooyu ñu denc seen kaso yi parce que amuñ kayit suñu leen mënul may ay kayit dañ leen delloo seen dëkk loolu mooy dëgg France mënuñ fi nekk presque 80% de notre économie ñu téye ko yaa ngi dégg di pomper africains yi di pomper sénégalais comme pas possible di jël ay milliards di ko yóbbu seen dëkk ba pare bu ko téye 40 000 africains ci seen prison yi parce que tout simplement amuñ ay kayit loolu du nekk lu ñuy nangu tey du nekk lu ñuy nangu suba encore une fois may interpellé waat le président de l'Union africaine na wax ak doomu ndeyam Macron mu libéré africains yi ñu denc foofu ci seen prison yi bu ñu leen mënta may ay kayit nañ leen libéré ñu ñibbi seen dëkk parce que seen continent soxna la leen ñoom mënuñ fi nekk heure bu ñu bëggee ñëw Afrique jël seen saak ñëw bi sans visa ba pare sàcc les ressources naturelles yi nga xam ne moom la africains yi waroon a jëriñoo ba pare africains yi bu ñëwee seen dëkk ñu leen di jàpp di leen dugal ci ay prison parce que tout simplement amuñu ay kayit loolu du nekk lu ñu nangu encore une fois j'espère que loolu leer na Macron aussi ñu koy wax faluwaatul ñun ça nous intéresse pas mais ñu koy wax na revoir sa copie par rapport ak politique bi nga xam ne moom la war a jëflante nag Afrique su fi nekkee bëgg a continuer ci ay politique de nooteel dinañ jàkkaarloo moom dal ci ko xam ne africains yi jeunesse bi duñ nangu kenn du continuer di leen nooteel boobu noonu day jeex tàkk yaa ngi dégg suñu relation ak France dañ koy tegaat ci kaw table bi tëggaat ko accord secret yi nga xam ne France daf ko signaloon ak suñu état yi dinañ ko génne teg ko ci kaw table bi yaa ngi dégg signé accord yi soxlawuñu ay accord secret accord amul lu ñuy secret accord yëpp day leer signé ko teg ko ci table bi ñi xam luñ signé ak France lan la mu nekk partenariat gagnant gagnant mais du nekk affaire du nooteel dafa jeex tàkk jeunesse bi dootuñ nangu ku leen noot loolu na leer ci bopp Macron leer ci bépp président boo xam ne yaa ngi jàppale France loolu na leer sa bopp di wax encore une fois diaspora bi seen taxawaay am na solo mais ñun tamit ñu ngi ci combat bi ala accu duñ bàyyi ngeen gën a jàpp gën a taxaw pousse projet bi ba 2024 incha allah ñu jël réew mi doxal ko ci doxal boo xam ne dinañ gisaat beneen diaspora bu bokkul ak diaspora boo xam ne dañ leen di téye tëj leen ci ay kaso parce que tout simplement nee nañ amuñ kayit ba pare ñoom ñu nekk fii taxawaale suñu dëkk yi di foyee suñu xale yi di def di n'importe quoi ba pare tigga du toj non loolu day dañ ba jeex tàkk réciprocité mooy am soit dañu mën a bàyyi africains yi di ñëw di dox seen soxla di dem di ñëw comme ñoom niñ koy defee wa ilaa mënuñ ko ñun bés bu ñu ñëwee dinañ ko def ci kàttanu yàlla di wax encore une fois diaspora bi nañ gën a taxaw préparer législative yi yóbbu waa ji cohabitation avant 2024 ñu ñëw doggali ko jël réew mi
doxal ko sénégalais bu nekk gis ci sa bopp loolu mooy suñu bëgg-bëgg mooy suñu bëbët mooy suñu yéene ci la ñu xëy ci la ñu gontu te am nañ njort bu kawe ci yàlla ne yàlla dinañu defal ndam bu yaatu bu kawe di nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax diaspora bi one love